mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di dalal di leen nuyu waaye di jiital ci nuyoo bi suñu baay Serigne Babacar Sy Mansour te suñu ko nuyu nañ kilifa yi nga xamante ne ñoo ngànk réew mi yépp sur le plan spirituel ak sur le plan temporel ak képp koo xamante ne yaa ngi aju ci njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick tubaab dafay wax ni à tout seigneur tout honneur tey jii nag di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre yemoo ak bés bi nga xamante ne moom la fi Cheikh Abdoul Aziz Al Amine jóge ñu wër ko waxtaanee fàttaliku li nga xamante ne mooy jàngaleem fàttaliku li nga xamante ne mooy ay orientation am sekk ko nag waxtaan boobu ak ñaari naataango yi nga xamante ne kenn ki moo ngi nii di Abdallah Gueye di artiste plasticien Abdallah maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Abdoul Aziz di leen nuyu di leen ziara bu baax di jiital su nuyoo bi suñu baay Serigne Babacar Sy Mansour su ma ko nuyoo nuyu naa umma bi yëpp ak tarixa bi yëpp. waaw ki nekk suñu càmmooñ di Mamadou Dia nekk ingénieur en génie civil Mamadou Dia maa ngi lay nuyoo. Abdoul Aziz ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyu mbooleem ku ñuy seetaan moo xam ci bépp plateforme moo xam ci télé la wala ci internet bi ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax ay ñun tamit ñu jël nuyoo bi rek comme ni ngeen ko jëlee yéen ñëpp teg ko ci loxo Serigne Babacar Sy Mouhamadou Nil Mansour ñu defee ko noonu mu séddal leen ñu ko ndax nuyoo moo gën a jotale suñu bos. jërëjëf Serigne Abdoul Aziz Al Amine nag yàlla dafa defoon mu am benn relation bu extraordinaire ak ndaw ñi relation boo xamante ne ndaw ñi dañ ko defoon kilifa waaye moom itam mu def leen njaboot muy kilifa boo xamante ne dafa doon orienté ndaw ñi tey nag suñu waxtaan ñu bëgg ko teg ci orientation yi nga xamante ne Cheikh Abdoul Aziz daan na ko baaxe ndaw ñi waaye nag tënku ko ci tarixa bi nga xamante ne moom la ñu tënku te mooy tarixa Seydina Cheikh Ahmed At-Tidjani ci loolu nag ñu tànn benn thème ndax ku xam Serigne Abdou xam ne missionnaire la woon te dafa ne woon ni lenn laa doon ñaan sama kër maam te mooy nekk fi taalibe te nangul nañ ma ko si biir loolu ñu war a waxtaanee lan mooy caractéristique yi nga xamante ne un taalibe war na ko am te Seydina Cheikh Ahmed Tidjani jàngale ko à travers le livre référence te mooy Jawahirul Maani waaye balaa ñuy tàmbale rek si thème bi dama leen di laaj Abdallah en tant que jeune Serigne Abdoul Aziz Al Amine demam bi lan la lay inspiré. waaw Serigne Abdou demam bi lu muy inspiré bëri na ndax wax dëgg yàlla Serigne Abdou lépp luñ ko xamee rek mooy mu fexe ba ndaw ñi xamee la xam lan mooy seen responsabilité ba pare xam lan mooy seen héritage parce que héritage universel la ñu amee mais héritage bu éternel la ñu amee rëmzal xaalidan boo xamante ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy da koo wax waaw parce que da ngay gis ni Serigne Abdou ci dundam yëpp dafa mës di œuvrer pour si wàllu social ci wàllu spirituel mais aussi tamit fexe ba ndaw ñi amee conscience universelle te pour que ndaw ñi mën a amee conscience universelle il faut ñu xamal leen kan mooy mag ñi te Serigne Abdou moom lañ mujjee gis ci mag ñi donc moom demam bëri na lu ñuy inspiré wax dëgg yàlla waaye tamit soo xoolee sur le plan spirituel surtout Serigne Abdou da ngay gis ni Seydina Cheikh da ko jur si xatmiya jur ko ci katmiya parce que Seydina Cheikh bu la juree si xatmiya sa place soo fi jugee kenn du ko mën a fees waaye bu la juree si katmiya di nga dund ba dee te nit du la xam te Serigne Abdou dafa bokk si ñoo xam dund nañ bu jugee fi te kenn xamu leen. dëgg la Mamadou Dia yow en tant que jeune lan la demu Serigne Abdou doon inspiré di la inspiré ba tey sax. waaw demu Serigne Abdou de li mu ñuy inspiré lu dara lu dul confiance waaw ñun demu Serigne Abdou confiance la ñuy inspiré ndax kii nekk ak yow ci àdduna di wax ak waa kaw ci say mbir bu demee fekki waa kaw sa xel war a dal moo tax demu Serigne Abdou confiance la ñuy inspiré ndax dama koy répéter chaque jour vendredi bi mu fi jógee waxtu xadratul jumaa dafa jot ma dem rawdu Serigne Babacar Sy zawiya Serigne Babacar Sy di xadara ji ay bi ma dugg see xaw naa faible te mbokku taalibe bu baax ñaan ko Ibrahima Ndiaye saan mu nuyu ma
lëng ma ne ma ndokkale ma ne sama xel Ibrahima lu ko dal ku toll ne Serigne Abdou jóge fi nga naan sa mbokku taalibe ndokkale moo dox tuuti daje keneen ku ñu naan fàllu moom tamit mu nuyu ma ne ma ndokkale waaw ma analyser li ñu wax waaye mu dellu ci ne Serigne Abdou dund na fi ba jóge fi te kenn amul loo ko duut baaraam moo xam ci famille la moo xam ci tariixa bi la moo xam ci charia bi la waaw ndax moo ko waxal boppam ñaar yëpp ñu ne Tiwaawan laa juddoo fii laa màggee kenn amul lu ma fi reproché beneen bi mu wax ko guddi gàmmu Abraar ne sama conscience reproché wu ma ci dara kon intérieurement dafa set extérieurement dafa set moo tax demam confiance la ñuy inspiré ba tax na ñun tamit ñu ngi naan mbokku taalibe ñuy seetaan yëpp ndokkale. parce que kon boog ndokkale Serigne Abdoul Aziz yàlla def na ni kenn mënu ko reproché si dara comme ni nga ko waxee léegi waaye loolu nag dafa am lu ko may te mooy tarbiya bi nga xamante ne ay waajuram waaye tamit ay kilifaam tarbiya nañ ko mu nekkoon taalibe ci seen wet waaye tamit nekk taalibe boo xamante ne ku am xàmmee la woon donc ci biir loolu la ñuy dugg carrément ci thème bi ndax ku wax taalibe xam ne Serigne Abdou daf ko incarné woon pleinement mais Mamadou Dia si yow lay tàmbalee naka nga mën a définir taalibe parce que tey suñu xoolee ni ñuy sàkkoo léegi sax daanaka dafa xaw a uute ak ñi mag ñi daan sàkkoo te Alaaji Abdou waxoon na ko nee na teen bi deeyul nee na rootin bi moo wuute mais naka nga ma mën a définir un taalibe. waaw Abdoul Aziz xam naa nag tey ñi ñuy seetaan dinañ xaw a am jaaxle ndax li ñu miin mooy bu fi kilifa jógee ba bésam dellu si ñu daje si télé yi waxtaanee kilifa gi sur sa personne waaye ñu gis ne tey dañoo indi Serigne Abdou waaye indi ñaari thème benn bi dellu ci le disciple modèle beneen bi dellu ci le guide modèle ñu gis ne Serigne Abdou ñaar yëpp da ko incarné woon kon tey li ñu fas yéene mooy à travers les dires de Seydina Cheikh Ahmed Tijani ñu définir ñaar yooyu bu ñu paree yow mi ñuy seetaan nga xool Serigne Abdou guide complet fan la toll ci moom ay disciple modèle fan la toll ci moom kon bu ñu nee taalibe di un disciple mooy un aspirant koo xam ne dafa jóg am lu mu war a uti waaw jóg di ko uti waaw baatu taalibe daal si définition bu gàtt c'est un aspirant. c'est un aspirant yow Abdallah moom nee na taalibe c'est un aspirant mais en profondeur tey soo mënoon wax un taalibe naka nga koy déterminer yow. waaw xam nga taalibe mooy koo xamante ni dafa dëggu ak boppam ba pare soog a dëggal li kilifaam wax parce que Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw moom saxaaba yi ñoo fi ne si ñoo xamante ni ñun war nañ mën a roy ci ñoom waaye dafa am si kenn koo xamante ni ku particulier muy Aboubacar Saddiq radiyallahu taala anhu te moom Yonent bi wala alxuraan ci boppam ci wàllu statut alxuraan du ko sa yettal statut te benn aaya la mooy wallazi jaa bi siddiqi wa saddaqa bihi mooy Aboubacar Saddiq dafa dëggu ak boppam am lu mu fi fekk soog a dëggal li mu fi fekk donc tuddul sa personne mais personnalité bu mu incarné woon ak dëggu bu mu dëgg woon ci ëttu Yonent bi loolu moo taxoon moom ci boppam mu amee woon statut boobu noonu donc moo tax tamit te nit bu dëggul ak boppam fen da koy yomb donc Cheikh Abdou Khadir Jilani tamit radiyallahu taala anhu même modèle bi la parce que yaayam da ko ne woon soo bëggee réussir sa mission ba ngay fexe ba bul fen mukk te bañ a fen fa la dëggu ak sa bopp tàmbalee donc ñaari modèle yooyu noonu la ñu am nga gis ni ku si nekk si ñoom rek da nga am benn particularité boo xamante ni soit lii nii Aboubacar Saddiq yàlla moom moo ko may loolu wàccee ko ci moom mais Cheikh Abdou Khadir Jilani lu tax moom mu réussir mission am te yaayam participer si da koo ne bul fen mukk. dëgg la kon diggante tey kilifa ak njaboot boo dañ si jël exemple yonente bi ak Seydina Aboubacar ba ñu dëppee ko sax Seydina Aboubacar as-Siddiq te yaakaar naa ni wax nañ ne as-sidqu huwa zinatul murid
c'est-à-dire taar bi nga xamante ne moom la taalibe bi di am mooy dëggu. donc ñu dem carrément léegi ci thème bi te moo di les caractéristiques d'un disciple. tey un disciple accompli pour être un disciple accompli ban taxawaay la nit ki war a am. waaw kooku nag Seydina Cheikh Ahmed Tijani al Sharif al Fatimi dafa am nu ñu ko définir ay bi muy tàmbali daf ne amma sifatul murid as sadiq mu dellu si lii Abdallah doon wax léegi ci dëggu bi ak dëggal bi ndax dëggal yomb na waaye dëggu moo jafe waaw te dëggal mooy sa kilifa wax ba pare nga ne ko wax nga dëgg waaye demal ak sa dëgg loolooy dëggal waaye dëggu mooy sa kilifa wax ba pare nga ne ko wax nga dëgg fas yéene taxaw ba sa kilifa du la ëpp jom ci dëgg gi waaw gis nañ ko si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ñëw ci moom ne ko gëm nañ yàlla ne ko ñooñu di wax ak yow de dëggal nañ te mooy taxaw nañ ne gëm nañ waaye dëgguwuñ waaw boo buggee mën nañ la jox misaal ci kenn rek muy Jaafaru Saadiq waaw moom dëggoom kenn werantewu ko ci yonent bi wala boog ci diine ji ndaxte gis nañ ko ñu dem xare ñu gor ñaari loxoom mu bañ drapeau bi wadd mu tëdd ŋànk ko waaw kooku dëggu na waaye dëggal na ndax mun ngaa dëggal te doo dëggu waaye boo dëggoo faw nga dëggal. kon dëggal ci kàddu la yam waaye dëggu nag ci acte yi. kon Seydina Cheikh nag bi mu ñu koy indi daf ñu ko indi sous 5 étapes yoo xamante ni taalibe bi fa la war a jaar ak boppam waaw ngir ñu mën a am fu ñu téye ci moom ngir yóbbu ko ci yàlla waaw ay loolu yëpp nag mu ngi ko li mu indi ci 5 étapes yëpp ñu ngi ko tënk ci benn aaya alxuraan yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi wasila yaa ayyuhal lazina amanu mooy premier point bi iman dugg taqwallah deuxième point bi kooku mooy fi ngay jaar ak sa bopp wabtagu ilayhi wasila nag mooy kii téye sa loxo dem ak yow ci yàlla. dëgg la sëriñ nga baal ma Abdallah tudd na baatu iman te mooy première étape bi nga xamante ne fa la nit ki war a toll balaa muy dem uti ji sëriñ baatu iman noo ko mën a décrire. waaw xam nga iman dafa bokk ci les vertus théologales mooy maanaam si wàllu su fekkee si wàllu tawhid ngay wax di nga indi iman di nga indi islam di nga indi iman nekk si digg bi au centre ihsan soog a ñëw parce que islam si lañ lay jàngal si lañ lay jàngal ci wàllu daara di instruction mais iman éducation la ni ñu lay jàngalee sa bopp si à travers sa bopp nga mën ci xam sa borom parce que arafa nafsuhu arafa rabbuhu maanaam da ngay xam sa bopp soo ko xam sa borom te Socratul Hakim da koo wax dafa ne connais-toi toi-même te iman dafa bokk ci pont dafa nekk mbir moo xamante ni c'est un dévoilement bu njëkk ci yow entre yow ak sa bopp parce que fi lañ lay jàngale le sens de la perception et sens de la perfection maanaam ni nga war a percevoir mbir yi les choses à travers ce toucher li ngay mos mu saf lu ngay xeeñtu mu lay xeeñ li ngay làmb di ko daj li ngay xool di ko gis li ngay mos mu lay saf yooyu noonu si sens perception yi lay liggéey mais boo si xasee ba génn yooyu nga am si dévoilement si la lay soog a yóbbu si sens de la perfection nga xam ne si ihsaan la lay yóbbu te si la lay yóbbu te ihsaan moom la ñu wax ne mooy l'élégance dans le comportement donc à partir de iman foofu noonu la kilifa gi wala yàlla di mën a amee accès ci njaboot gi pour mën ko jël yóbbu ko si xadara yàlla bi te nga mën a def si moom tawhid waaw fala anta rabbun wahidun bi sifatihi wa fi'alihi bi shahadati tuqtaamu loolu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si wax si taahat waaw si ñett ay sifaat la ay attribut la ay comportement yoo xamante ne nit ki su dëggalee gëmam rek war na ko am mais Mamadou Dia baatu iman boobu yaakaar naa ni dafay dellu comme ni nga ko waxee yaa ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtagu ilayhi alwasila baatu iman dafa mel ne ñett yi bu ci nekk rek
dafay dellu ci 5 étapes yi Seydina Cheikh indi ne fa la njaboot war a toll pour mën a fekki gën. waaw xam nga boo gisee mu tàmbalee iman gis nga ko amul ngëm kenn mënu ko defar waaw moo ciment bu tooyagul ñooyam kenn mënu ko tabax waaw te defar bi la sa sëriñ di defar moo ciment bi ñuy tabax benn la ndax la lay tabax waaw tabax sa intérieur moo tax Seydina Cheikh ne étape bi njëkk al Chériful Fatimi mooy huwa allazi arafa jalaala rububiyati wa ma laha min al xuquqi fi martabati al uluhiyati ala kulli maxluqin waaw te mooy nga xam dëggi li yeyoo ci màggub yàlla ci màggub borom bi nga jox ko waaye ak it devoir yi nga ko ameel moom waaye ak droit yi yàlla am ci yow mu ne yooyu boo ko xamee ci martaba bi mu nekkee yàlla nga xam ne amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul moom waaw mbooleem mbindee fii nag boobu mu ne mooy première étape bi te moo dellu ci wàllu iman nga gëm yàlla xam devoir yi nga am jëm ci moom waaye xam droit yi yàlla am ci sa kaw waaw te yëpp boo ko xamee nag nga dëggal ne amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul moom waaw it nga xam ne mbooleem mbindee fii waruñ jaamu keneen ku dul moom waaw kon mu ne boobu mooy première étape bi. est-ce que duñu dem directement si deuxième étape bi balaa may dem si Abdallah. waaw deuxième étape bi nag mu ngi tàmbalee wax ak ñun ci wàllu taqwallaa bi mu doon wax sànq te mooy xam nga bu ñu ne taqwallaa ragal yàlla ragal gi ñuy ragal yàlla bokkul ak ragal gi ñuy ragal gaynde bokkul ak ragal gi ñuy ragal jaan waaw ndax yooyu boo leen ragalee boo leen séenee da ngay daw waaye yàlla ragal gi ñu ko ragal da nga ko war a ñuuxu waaw mu ne nag ragal googu mooy nga xam ni moo la bind ginnaaw bi mu la bindee mu def la l'être supérieur sur toute la créature moo la teral jox la xel nga war a jël cheminement bu dellu ci moom waaw ngir teraanga yooyu yëpp mu la defal loolay taqwallah waaye nag Seydina Cheikh ne am na ay entrave am na yu taxaw ngir empêcher la nga jël cheminement boobu mu ne kon yow mi bëgg a dem ginnaaw bi nga franchir première étape bi te mooy taqwallah te mooy iman bi mu ne deuxième étape bi mooy wa arafa qissata nafsihi mooy nga reconnaître la mesquinerie de ton âme gis nga nafsu lu mesquin la ndax yow mii nit ki yitteloo ko xam moom boppam rek moo ko ñor waaw yoonam nekkul ci yow bànneexam rek la lijjanti moo tax lii baax na ci yow baaxul ci yow yoonam nekku si waaw moom lii neex na ko rek la xam moo tax Seydina Cheikh ne reconnaître la mesquinerie de ton âme moo nekk deuxième étape bi. deuxième étape bi dafa mel ne kon loolu tax Serigne Abdou Al Amine waxoon ni le désir et la passion sont des entraves à une élévation spirituelle te yaakaar ne désir ak passion mooy yóbbu am à ce que mu nekk benn am bu mesquin loolu lan nga si. waaw xam nga nafs comme nuñ koy tuddee nafs soo gisee yàlla ne inal insaana kaana da'ifa bakkan boobu mesquinerie bakkan boobu lay dénoncer ci alxuraan da nga gis mooy lompoñ mooy loo xamante ni dafa doyade daal dafa tuuti léegi li nga xam ne tey par exemple sa nafs mu ngi la ciy sonal ci wàllu désir ak passion te ni comme ni ko sëñ Abdou waxee ne désir ak passion ce sont des entraves à l'élévation spirituelle te nga gis ne su fekkee am nga cheikhu murabbi boo xamante ni maanaam xam na lu yoonu tarbiya parce que tarbiya yoon la ilmul nafs dafa am mooy xam jag-jagu ruux yi te nit ki bu xasee ba xam jag-jagu ruux yi dina mën a tàqale sentiment wu disciple bi ak désir ak passion su fexee
tàqale sentiment bi ak désir ak passion moment boobu noonu sentiment am la koy jël yaral ko su fekkee nag sentiment bi yaruñu ko dina dem ba yóbbu ko ci sentimentalité su ko yóbbee ci su ko yóbbee sentimentalité jóge sentimentalité yóbbu ko ci sensualité mu jóge ci sensualité soog ko yóbbu ci sexualité te boobu noonu mooy jeex na te nga gis ni tey nafsu nag lan moo ko lan moo tax tey moom mu war a mën a am benn faible bi parce que lu ko war a mën a affaiblir mooy jaamu yàlla dong parce que wa maa xalaqtu jinni wal insi illa liya'buduni bindu ma nit ak jinne loolu ñu jaamu ma loolu yàlla wax ci alxuraan donc nga gis ni ixlaas daf ci am wàll parce que ixlaas ñetti dimension la mooy sellal diggante ak sa borom mais am na ñoo xam dañuy jaamu yàlla pour dugg àjjana am na ñoo xam dañuy jaamu yàlla pour bañ a dugg safara mais sa diggante ak sa borom nga xam ne yow kii moom moo la bind soo xoolee sa bopp ci kaw ba si suuf ndaxte fal yanzuru insaana mimma xuliqa min maa'in daafiqin yuxriju min bayni sulbi wa taraa'ib foofu noonu nga jaarale woo foofu dañ dafa jaarale donc nag foofu noonu nga war a xam ne tey yow bindoo sa bopp dañ laa bind donc kooku noonu bind la dafa am devoir ak droit boo xam moom moo leen takkee. enfin je pense moom la Mamadou Dia doon wax sànq ci première étape bu iman bi. nga gis ni tey nga gis ni tey loolu la takkee leen yéen ñaar mooy jaamu yàlla bu may wax bi ak ixsaan bi ak ixlaas bi te ixlaas comme nu ma ko waxee léegi rek moom mooy nga fexe ba jaamu sa borom mu sant la ko mu sant la ko comme bañ la koo sant nga xam ni yow jaam nga te moom moo la bind nga jaamu ko ci dimension boobu mooy ci dimension bu gën a kawe ci wàllu ixlaas. je pense que noonu mën nañ duggee ci troisième étape bi parce que ku dénoncer tey insuffisance yi nga xamante ne nafs mu ngi koy causé ci diggante nit ki ak boromam te ruux lay incriminer je pense que am na solution yu ñu ci war a kii. waaw waaye balaa solution yi Seydina Cheikh bi mu ne nga reconnaître la mesquinerie de ton âme bi mu ci teg mooy wa kasratu shukmiha mooy nga reconnaître sa caractéristique de porte-malheur waaw ndax comme ni ko Abdallah indee léegi ci sa sentiment dem ak yow ba ci sexualité gis nga loolu boo ko si toppee moom nafs du la yóbbu lu dul lu malheur waaw moo tax Seydina Cheikh ne reconnaître sa caractéristique de porte-malheur ndax yow mii jaam yàlla bind la teral la indi la nga ba ko fi moom topp sa bakkan ba tax moom mesquinerie bi mu làmboo tax ba fi ko neex la lay jëmee nga topp ko si du la yóbbul ci lu dul lu malheur moo tax Seydina Cheikh ne la reconnaître sa caractéristique de porte-malheur kon boobu mooy deuxième étape bi mooy wa kasrata shukmiha. troisième étape bi nag mooy wa shariha te mooy nga reconnaître l'excès du mal qu'elle provoque waaw boo xamee ne dafa mesquin nga xam ni porte-malheur la nga war a xam ni kii am na kàmb gu mu lay tàbbal te kàmb googu mooy le mal excessif l'excès du mal nga faf sax ci mbon waaw ba te tout excès est nuisible te loolu sax ci lu baax la ñu koy wax waaye lu bon moom déjà tuuti bi nga si daal rek c'est nuisible waxatuma daal nag nga am ca excès moo tax mu ne nga reconnaître l'excès du mal qu'elle provoque kon boobu moom moo nekk quatrième étape bi waaw mooy nga reconnaître l'excès du mal qu'elle provoque. Serigne su la yóbboo ci excès yaakaar naa ni sa dund dafay sànku. waaw xam nga nafs comme ni ko Dia waxee léegi da ngay gis ni caractéristique de porte-malheur yu mu amee te yooyu soo fekkee da nga ko indi si nitu yàlla moom mu defal la diagnostic defal na analyse mu defal la taxalli anhu mooy mu fexe ba débarrasser maanaam les actions nuisibles yu nekk ci yow te mooy orgueil et la méchanceté
di la colère di le matérialisme dégradant di l'archaïsme débordant mais dama siy jël benn te muy orgueil. mooy jikko bi gën a bon. mooy jikko bu gën a bon. te boobu soo ko indee ci xadara nitu yàlla nga nekk un disciple nga indi ko ci xadara nitu yàlla nga gis ni orgueil dafa am ñetti dimension dafa am orgueil comportemental dafa am orgueil intellectuel ak orgueil du cœur te orgueil intellectuel moom mooy yow nga doyloo sa xalaat kese keneen bu la waxee xalaatam doo ko doyloo nga xeeb xalaatam. te yonent bi yàlla dankaaf woon na ko si ne wa amruhum shuuraa baynahum. voilà nga gis ni boobu mooy première dimension bi nga gis ni tamit orgueil du cœur mooy maanaam nit koo xamante ni moom fu mu toog day yaakaar ni su ñëwul dara du baax su bokkee ci mbooloo lu mu waxul baaxul lu mu njëkkeewul baaxul lu mu jiitewul baaxul loolu orgueil du cœur la mais orgueil comportemental mooy nit koo xamante ni mu ngi ci xadara nitu yàlla ñu koy tarbiya waaye tarbiya bu ñu ko siy tarbiya moom lépp loo xamante ni gis na ko wala tey par exemple ñu wax ko wala tey mu dégg ko du ko doy moom moom lu ko neex rek lay bëgg a dégg lu ko neex rek lay bëgg a xool lu ko neex rek lay bëgg a làmb daj kooku noonu comportement am si boppam mu amee orgueil kooku orgueil dafa lekk jëmmam bi ci kaw ba suuf bu si topp mooy su yu ma lim nii de mooy la colère Cheikh El Hadj Omar radiyallahu taala anhu dafa ne la colère dévore la raison comme un chien qui dévore la viande donc nga gis ni tey yooyu noonu moom mooy action nuisible yoo xamante ni ñoom ñooy nekk ci nafs nga gis ni tey yooyu bu xasee ba nitu yàlla boo ko xasee ba dindi nag ci nit ki ba fexe ba yar ko moom mooy taqalli bihi anhu taqalli bihi mooy armée de bien armée ko de bien de vertu parce que ñun Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jikko rek lañ ko doyee modèle ay jikko parce que tamit soo gisee tamit fii tamit ñu ngi lay wax tamit de la piété et rompre avec le désir et la passion mooy sànq bu ñu doon wax. ci diggante mooy excès du mal. waaw beeg mesquinerie de l'âme beeg. léegi nag jël ko remplacer ko par des actions convenables nit ki nag mën a am déclenchement spirituel diggante moom ak boppam ak diggante ak boromam. je pense que est-ce que du si loolu la ñuy dugg. la ñuy duggee ci 5e étape bi. waaw dafa wax lu am solo mu dellu ci orgueil dellu ci rëy waaw te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni ku am lu toll ni atamu rëy ci sa dënn ëllëg mun ngaa bañ a taseeg sa borom Seydina Cheikh nee na nag bul rëy waaw bul orgueil nangul ni sa bakkan dafa dëng te mënoo koo jubbanti mu ne la wa arafa ajzuhu an taqwimi haza nafs nga reconnaître sa incapacité à redresser ton âme mu ne la bul rëy ndax ki nanguwul ne bakkanam dëng na kenn mënu ko redresser te li ñuy redresser mooy lu dëng mu ne nag reconnaître sa incapacité redresser ko ndax dafa am danger bu si nekk buñ ko redresser wul. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waxoon na ko ci xadis mu ne maa taxta xubati sama ilahu yu'badu min dunillahi a'zamu min hawan mutabbain mu ne sous le dôme du ciel il y a pas de divinité plus dangereuse qu'une passion suivie ci suufu asamaan amul lu ñu fiy jaam lu gën a bon bakkan bu ñu topp ci li ko neex. donc topp sa bakkan sax xeetu jaamu ba. jaamu yàlla la jaamu yàlla la ndax boo ko toppee yàlla dina taxaw fee digal mu taxaw fee digal nga bàyyi li la yàlla digal def moom li mu la digal kon amul lu gën a bon topp sa bakkan ci kaw suuf moo tax Seydina Cheikh ne reconnaître sa caractéristique de porte-malheur wala boog sa mesquinerie
reconnaître sa capacité, sa caractéristique de porte-malheur, reconnaître l'excès du mal qu'elle provoque, waaye nag yow reconnaître sa bopp sa incapacité à le redresser. donc soo reconnaître tey que am nga incapacité à suivre wala boog à redresser ton âme kon daf mel ne jot na nga dem uti. moo lay dugal nag ci troisième point bi ma la doon wax sànq wabtagu ilayhi wasila. waaw ndaxte foofu boo fa tolloo foog nga am ku la redresser sa âme waaye ki lay redresser sa âme foog mu am maîtrise ci laa ilaha illallah ngir mën la poñal sa âme nga mën ka nangu nga jóge ci sa animosité jëm ci sa humanité kooku élévation la waaw mooy li yàlla animosité yeeg ci sa humanité nga war a jóge nag ci sa humanité jëm ci sa divinité kooku auteur la te kooku ki lay sëriñ bi ngay am foog mu am maîtrise ci Muhammadu Rasulullah ba mun la jox force boo jógee ci sa humanité dem ci sa divinité ndaxte mooy siraatika taamil asqam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ihdina siraatal mustaqim waaye nag mooy wal haadi ila siraatikal mustaqim moo tax foog ñu am maîtrise ci laa ilaha illallah ngir mën la nangul sa bakkan ana raddiha waaye foog ñu am maîtrise ci Muhammadu Rasulullah ngir mën la tegal sa bakkan ci yoon bu jëm ci yàlla moo tax ba léegi day dellu ca aaya ba nga xam ni mun nañ ne mooy finalité tariq te mooy fii yàlla di waxee ni nu mu ko waxatee sax ci aaya bi muy wax ci nafsi yaa ayyatuha nafsul mutma'inna waaw irji'i ila rabbik raadiyatan mardiya gis nga fi ngay jógee yii la Seydina Cheikh wax nga reconnaître ko sa bakkan bi Seydina Cheikh di wax ak yow mu ngi wax ak yow ci an nafsul ammaarata bi suuy te mooy la conscience inférieure et rebelle. donc li mu jot a énuméré yëpp mooy nafsi bi gën a suufe mooy nafsi bi gën a suufe ñu ne la foog ñu nangu ko ay diggante bi ñu koy nangoo ba ngay yegg ci sa humanité foofu moo dem ba amaarat a nafsul yaa ayyatuha nafsul mutma'inna moo dem ba si nafsul mutma'inna boo fa yeggee nag yàlla ne la déclenché jógal ci sa élévation jëm sa hauteur man ma jógee sama hauteur ñëw sama élévation ñu daje kon irji' bi ñu wax buñ jàppee ne ña ca bàmmee leen lañ ko wax si suñu humanité lañ yem duñ mës a yegg suñu divinité waaw kon ngir nga yegg sa divinité foog nga xam ne irji' bi yàlla wax ka ca bàmmeel ba moomu ko waaye yow mii jóge ci sa animosité ñëw ba sa humanité yaa ko moom nga war a déclencher nag jëm ci sa divinité. jëm ci sa divinité Serigne Dia tudd na yu intéressant par rapport ak nafsi yi mais dafa mel ne am na ay mécanismes yoo xamante ne par rapport ak différents nafsi yi bu ci nekk am na nu muy manifesté woo ci nit ci diggante nafsul amaarata bi su nafsul lawaama nafsul mutmainna ba jëm nag si nafsul raadiya bu mën a déclenché. waaw xam nga ci jëm ci sa borom. dafa am benn aaya ci alxuraan boo xamante ni dafay laaj ñu taxawaat ci tuuti. parce que aaya bi mu ngi naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mooy nit ki nu mu jugee ci yàlla war a delluwaat ci yàlla parce que nit bu jugee ci yàlla yàlla am fu mu jaar ak moom sànq maa ngi koy wax fal yanzur insaanu mimma xuliqa min maa'in daafiq mooy nit ki nu muy nekkee benn toqantelu man yu boobu moom la ñuy wax ni c'est une eau véhiculant tous les éléments d'une existence te loolu mu jël ko déposer ko ci arshul karim muy utérus su jigéen muy formé wu foofu ci biiru jigéen pendant 280 jours 9 mois chaque 40 jours mu am benn manifestation bu yàlla def ci moom mu am luy feeñ nga gis ni jigéen intimité bu mu am ak yàlla à partir de foofu muy développé wu xale bi ne dal la juddu ñu ne jóge na ci yàlla léegi nag ci cheminement spirituel boo xamante ni moom la war a sekk nitu yàlla parce que ndeyam ak baayam ñoo ko indi fii ci wàllu biologie mais dafa war a delluwaat ci boromam mu irjax boobu noonu Dia doon wax léegi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nga gis
cheminement spirituel boobu la tudd mooy nit ki nu mu nee dëll judd ñu yóbbu ko si benn cheikhu murabbi boo xamante ni am na izn mu dem ñaan tarixa ci dimension tasawuf wa ma min rasul illa li taa bi iznillahi te nga xam ne boobu noonu moom mooy premier escalier ci charte tarixa bi te 23 charte la ci premier charte tarixa bi foofu noonu la jógee ci ay alxuraan boobu la ko Seydina Cheikh génnee nga jaayanteeg moom mu nekk sa père spirituel muy soppandiku ci yow di la tëbb di la toj di la tabax te yaa ngi nii di dem ak sa bopp waaye ni mu lay jël di la yóbbuwaatee Serigne Cheikh Tidiane Sy dafa am benn wax bu mu wax mu ne la mort est un processus d'intégration qui permet à l'âme de retourner au monde spirituel mais nu mu war a retourner au monde spirituel boobu noonu Cheikh Mourabbe moo ko mën a def moom moo tey mën a di def ay te jëliyaat ci moom def ay manifestation ci moom mais à travers cofeelam te nit boo ko soppul munoo ko soppi boo ko soppul bu la soppul munoo ko soppi moo tax ci à partir de cofeel xel nitu yàlla mën a jëlee wëyu def ko waliyu te mécanisme yooyu noonu Seydina Cheikh def na ko ak Cheikh nun mu jàkkaarloo ak moom fekk dafa am benn xalifaam boo xamante ni dafa faatu ñu ne kan moo ko war a remplacer ci zaawiya bi foofu Seydina Cheikh ne leen may leen ma mu consulter yeneen bi ne ko Cheikh nun bu mu ko nee Cheikh nun ñu ne mu génn wax leen ko ne leen Cheikh nun la moo ko war a remplacer waaye kan moom moo koy jëli li am benn njaboot si njaboot yi bu jug dogu ne ko man de soo ma joxee ndigal ma dem jëli ko Seydina Cheikh bind këy fii bi jox ko mu ne ko na ko teg si nagu bëtam fil aqdaar laa fil awraat nitu yàlla bu lay tabax di def si yow lu muy def si yow kenn du ko teg bët da ngay tëdd di naaw sax mu déclencher ruuxam wala nga tëdd ak sa soxna sax nga am intimité ak sa soxna mu déclencher ruuxam fekk leen foofu mu participer si intimité bi ba lu ngeen jurati da koy garanti mais nga gis ni foofu Seydina Cheikh bu mu bindee kayfie mu ne ko teg bët boobu noonu mu ko teg bët boobu mu ko war a teg bët rek si lañ ko war a jës bu si lañu war a lever ay voilam maanaam rotal yësal dangaru bakkanam bakkan dafa am dangar mi ñuy yësalee gëléem noonu la ñuy yësalee dangaru bakkan Seydina Cheikh fexe ba njaboot bi teg ba njaboot bi jël këyit bi daal di fexe Cheikh noonu fekk ko ci àll bi da ko fekk ci àll bi mu toog daal di soonu mais nu mu ñëwee rek dafa ñëw bett ko Cheikh noonu dafa geesu dal si moom rek mun na ko tajeg kayfie bi rek Cheikh noonu dangaru bakkanam daal di yées mu ne ko Seydina Cheikh moo ma yónni mu dem Seydina Cheikh defar ko Cheikh noonu Cheikh la tudd mais noonu la lu muy def lépp lu mu doon def lépp ci noonu la ko doon defee ci noonu la ko doon defee lu muy dindi ci noonu la ko doon dindee. donc Serigne li nga wax lu am solo la su ma juumul indi na tey nit ki ni muy jugee ci jur bi ko ay way juróom jur dem ci nitu yàlla mu juraat ko pour mën a fekk ji nag ki nga xamante ne mooy boromam. d'où la naissance et la renaissance donc nit ki dafay judduwaat te Seydina Isa alayhi salaam waxoon na ni ku judduwul ñaari yoon doo doon sang kon dafa mel ne loolu la doon def allusion léegi Abdallah tudd na léegi dangar bi nga xamante ne bakkan am na ko te kilifa war ko kii redressé. xam nga sànq maa ngi lay wax ni kilifa gi foog mu am force nangul la sa bakkan wala poñal la sa bakkan jox la ko bakkan kenn du ko rendi rey sa bakkan kenn du ko rey waaye dañ koy yar kilifa gi nangul la sa bakkan ay force bi mu lay jox nga nangu ko mu ngi koy teg ci maîtrise ci laa ilaha illallah nga war a jóge ci an nafsul amarata bi suuy di la conscience inférieure et rebelle nga xam ni moom mesquin mooy porte malheur ay mooy provoquer le mal excessif mu ne la dina la fa jëlee
dem ak yow ci nafsul lawaama te mooy conscience bi nga xam ni yow nit ki balaa ngaa jëf conseil lay nekk ci yow waaw ngay jóg di defi dara mooy la déet bu ko def déet lii dafa ñaaw déet jomm nga ko waaye boo xasee ba jëf nag dootul nekkati conseil waaye arbitre lay taxawee wala juge nangam nga def nangamay sanction bi dootoo amati jàmm nag waaw mu nekk sa bopp di tourner nangam nga def nangamay sanction bi nangam nga def nangamay sanction bi waaye kilifa gi boo amee maîtrise ci laa ilaha illallah du bàyyi ndax jëlee na ci nafsul amarata bi su dem ak yow ci nafsul lawaam da lay jógee nag da lay jëlee ci nafsul lawaam dem ak yow ci nafsul mulhamati te mooy le penchant vers le bien waaw bee da nga bonoon bii am nga ko lay conseillé bii nag tàmbali ngaa baaxlu waaw maanaam bon ak baax buñ doon balance gis nañ ni léegi balance su baax moo gën a tàmbali naa gën a diis balance su bon waaye du bàyyi ndax da lay jëlee ci nafsul mulhamati jëm ak yow ci nafsul kaamila te mooy la conscience parfaite kon bu la jëlee ci nafsul amarata bi suuy ñëw ak yow ci nafsul lawaama ba nga am fi mu nekk nii conscience boo xam ne mu ngi lay conseiller foo toll du bàyyi ndax am na maîtrise ci laa ilaha illallah da lay jëlee ci nafsul lawaama yóbbu la ci nafsul mulhamati te mooy am nga un penchant vers le bien waaw bon ak mbaax boo nekkoon ci diggante bi gis nañ ne balance su mbaax moo gën a wàcc fi mu nekk balance su bon waaye nag du bàyyi ba léegi da lay jëlee ci nafsul mulhamati jëm ak yow ci nafsul kaamila waaw muy la conscience parfaite fi mu nekk nii fee da doon baax lu fii tàmbali ngaa baax nag waaw ci lu baax ngay dox ci lu baax ngay jëm waaye du bàyyi da lay jëlee ci nafsul kaamila jëmee la ci nafsul mutmainna foofu mooy la conscience tranquille waaw defatoo lu bon mukk wala boo ko defee faqastaloo la si yóbbu waaye defatoo lu bon mukk t'as une conscience tranquille waaw foofu nag boo fa yeggee. yàlla si lu Sëriñ Abdou waxoon sama conscience musuma reproché si dara waaw parce que am na une conscience tranquille foofu nag yàlla ne la neem def nga effort yëpp ba yegg si fii kon nag irji' déclenché irji' déclenché ay sëriñ bi nag force bi mu la doon jox ci laa ilaha illallah mu récupérer la force bi mu la war a jox ci Muhammadu Rasulullah nga war a jóge si nafsul mutmainna déclenché nag jëm si nafsul raadiya te mooy la conscience satisfaite lépp lu yàlla defati neex na la du bàyyi mu jóge ak yow ci nafsul raadiya dem ak yow ci nafsul mardiya muy la conscience satisfaisante foofu loo defati neex na yàlla ndax yàlla leer na ko ni dootoo ko defati lu ko naqari loo defati neex na yàlla waaye du bàyyi mu jóge ak yow ci nafsul mardiya dem ak yow ci nafsul zakki muy la conscience pure waaye l'âme pure waaye par la pureté pas par la purification par la pureté et du bàyyi mu dem ak yow ba ci nafsul siri nga nekk mbootu yàlla ci kaw suuf xotti nga de yéeg nga de dugg nga de sori nga de waaw ndax siru boo ko déggee rek mooy mbóot mooy secret ay pas secret yi ñuy déewante secret bu xóot ay du bàyyi dem ak yow ba sa nafsul sirwul siri loolu buñ ko fi nar a développé fii la ñuy fanaan. kon Sëriñ Abdou mun nañu wax ni mooy sirrullah. wallaay ndeysaan. mbootu yàlla ci kaw suuf. ci kaw suuf donc li nga terminé dafa am lu ma inspiré lu Serigne Cheikh Tidiane ci wax. c'est-à-dire kon étape yi nga jàll yëpp moom la Serigne Cheikh tënk ci benn citation. mu ne Dieu a créé l'âme pure mais ignorante, par conséquent inconsciente de sa pureté. Et il lui demande de revenir pure mais connaissante, par conséquent consciente de sa pureté. mu dellu ci nafsu sirri bi nga xamante ne foofu la nit ki war a egg mais loolu nag tudd ngeen fi léegi ki nga xamante ne moo war a am force wala énergie si laa ilaha illallah ak muhammadu rasulullah pour gunge si nit gidd boobu lan moo war a nekk ay meloom. waaw xam nga sànq lu nga tudd léegi si déclenchement ba ak nit ki nu mu war a delloo parce que nit yàlla yi dañu ne la vie est une formation professionnelle dont le seul diplôme à décrocher c'est d'avoir intimité avec le ciel donc intimité boobu noonu nga war a am ak asamaan ci ngay
demee tamit ci ngay demee sa borom te il faut nga am un guide boo xamante ni moom moo la si mën a assister te Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu dafa ne il faut pour maanaam caractéristique yi war a feeñ ci un guide accompli mooy bëtam mu tegu ci xadara yàlla bi te du ci teggeeku mooy benn regard boo xamante ni mu ngi fixé wu toujours ci xadara yàlla mooy maanaam un regard qui se dirige vers la présence divine te sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiyallahu taala anhu dafa mos a toog sëñ Babacar Sy Ndar mu ne ko est-ce que bu mu fi jógee di nga continuer nekk suñu sëriñ mu ne ko Cheikh xanaa xamoon nitu yàlla buy dund ñaari bëtam yëpp ci yàlla la koy teg mais bu demee ba faatu ñaari bëtam yàlla da ko si dolli yeneen ñaari bët mu nekk ñeenti bët yooyu noonu mu koy xoolee ay njabootam bu faatoo donc nga gis ni sëriñ bu am ay maanaam un guide bu mais caractéristique d'un guide accompli bu si njëkk moom mooy al muqaadara mooy la présence te présence ñaar la wala assistance mun na indi assistance te assistance soo ko tuddee ci dimension disciple bi la mooy disciple bi il faut mu am proximité ak cheikh murabbem pour mu koy mën di gis di ko yar di ko tarbiya parce que njaboot boo xamante ni du dem di ziare ji cheikh murabbem te ziar maanaam renouvellement ziar ñaar dong la renouvellement wu confiance la ak renouvellement wu amour te ñaar yooyu moom moo takkee njaboot ak kilifaam. ñu ngi may signaler que temps bi mu ngi dem. te ñu ngi war a seetaani benn élément. mais balaa ñuy dem directement ci élément bi rek ban beneen melo ci tënk gaaw balaa temps bi di jeex nga mën a jox ci un guide accompli comme ni Serigne Abdou mel. waaw Abdallah indi na lu am solo muy al muhaadara ay boo fa jógee am na al mukaashafa am na al mutaalaa waaw mutaalaa sax moo jiitu mukaashafa mutaalaa muy benn sëpp waaw boo kilifa gi war a sëpp waaw bi si topp di al mukaashafa muy un dévoilement waaw gaa ñi di ko réel mu ngi si troisième étape bi gaa ñi di ko réel naan dafa am këchfu waaw kooku mooy troisième étape bi ay moo des yeneen ñaari étape balaa ñuy indi élément bi waaw bu si topp mooy mu temps la moom mooy sëppu dara ak xam-xam sëpp ko ak sa compétence sëpp ko ak sa expérience te loolu noonu meññeenteelu taqwa la mooy moom da nga xam ne moom moo nekk le compte rendu sur les phénomènes et les événements maanaam compte rendu des réflexions sur les phénomènes et les événements te phénomène événement ñaar la phénomène moo nekk xew-xew boo xamante ni mu ngi fi waaye maîtriser woo ko xamoo lu ko waral mais événement moo nekk xew-xew boo xamante ni yow mu ngi fi waaye yaa ko organisé du début à la fin loolu noonu moom mooy événement su ko defee nag nga soog a dem ci mukaashafa mooy dévoilement muy découverte wala décèlement dafa nekk loo xamante ni soit mu ngi fi woon baatin la woon dafa subjectif woon nga fexe ba objectiver ko nit ñi mën ko jëriñoo découverte mooy nekk loo xamante ni mu ngi fi woon te kenn xamu ko woon nga fexe ba nit ñi xam ko donc ñaari découverte moo am découverte scientifique ak découverte mystique te benn bi recherche moo la ko may mais benn bi expérience moo la koy may su fekkee bu mystique bi la boobu expérience moo la koy may bu fekkee bu scientifique bi la boobu recherche moo la koy may donc nga gis ni tamit découverte tamit même chose da ngay gis maanaam dévoilement tamit mooy dévoiler say sens mooy comme sànq maa ngi ko doon wax si dimension iman mooy ni ñuy fexe ba dévoiler say sens mu jugee si monde intellectuel dem si monde intelligible loolu mooy dévoilement nga gis ni mu soog la yóbbu tamit si mu taala en saaniya mooy nga sëpp les choses une deuxième fois te foofu tu remarques les choses
tu constates les choses mais objectivement loolu noonu nga remarqué nga constaté ko su ruux daal di koy photographier enregistré ko mu defal la ci analyse soit ndax lii nii c'est vrai ou bien c'est réel si c'est réel nga jox ko logique mu liggéey ci te boobu noonu maa mantiqun illaa huwa ta'aqquli Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy da ko wax bu mu fa tolloo amul benn logique boo xamante nekkul sama suufu xel mais mu ne fekkee mu ne nag bu fekkee c'est réel ou c'est réel mais mu ne bu fekkee nag c'est réel boobu noonu xaqiqa la mu ne su boobaa da nga koy jox fitra mu liggéey ci mooy intuition wa balawtu kulla wasailil irfani mooy maanaam les connaissances gnostiques et les connaissances gnostiques soo ko dugg nga gis ni mu soog la yóbbu tamit ci mushahada mooy cinquième étape bi falamata jàlla ja'alahu dakkan te boobu yonent Yàlla Moussa da see tolloon ba nga xam ni prophétie bi waroon a wàcc ci moom mu war a jot maanaam mu war a jot mission bi instant mu war a jotee mission bi yàlla daal di projeté leeram ci moom mu ne yàlla dama la bëgg a gis yàlla ne ko lantaraani mënoo maa gis fa'lahnaa ilayka mooy maanaam sumil sa ñaari dàll su fekkee si gnostique yi ñoom dañ naan désir ak passion la mooy ñaari dàll mi parce que ñaari dàll ce sont les entraves si élévation spirituelle mais soo demee ba yegg foofu nag nga gis ni mu shahada boobu noonu mooy maanaam nga fexe ba seede te ñun ba ñuy seede du tey démb la si alastu bi rabbikum xaaloo ballee boobu noonu moom mooy seede bu njëkk ba te nga gis ne fii nii yow yaa naan ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu démb la woon si suñu pré-existence la woon loolu nga gis ni foofu noonu yaa ngi commencé ne di dellu sa borom mooy sax maq ak fanaa il fanaa sax moom mooy écrasement maq moom mooy annihilation fanaa il fanaa mooy anéantissement de l'anéantissement donc yooyu noonu moom moo constitué mushahada donc nit ki nag balaa nga ne naam da nga fay nekk donc wasalaamaaleykum wa rahmatullah loolu guide étape yooyu la war a jaar pour mën a nekk un guide accompli dafa mel ne ñu ngi may signaler que temps bi jeex na xam naa ja di nga ma baal xam naa ne am na loo bëggoon a intervenir si loolu mais dañuy dem ci élément bi ba beneen parce que thème bii nii wàllu guide lu am solo la ñu seetaan kon élément bi muy élément boo xamante ne ñu ngi ko def ci wax naka la ñu mën a construire suñu intimité ak Serigne Abdou Al Amine te suñu mbokk Aram Ndao def ko. asalaamaaleykum ñu la déjà rafetlu bu baax sa question ndax ku ñu woo ci mbirum Serigne Abdou dañ ci sawar question bi di nekk lu am solo muy comment construire mon intimité avec Serigne Abdou ndax intimité c'est la base de toute ouverture nit ki lépp looy wut pour nga am ouverture foo ko jiital ci intimité ak ñoom intimité boobu nag dafa am lu koy laytaay li nga xam ne li fekk ñëwul bu mën a tudd intimité mooy cofeel nit ki foo nga sopp ko pour mën a am intimité ak moom cofeel nag nekk li nga xam ne martaba la lu da ngay xëy rek bëgg sopp nit ki sopp ko du ku mu neex rek xëy sopp donc il faut que ñu yar la ci martaba boobu wala ñu orienté la ci loolu pour nga mën a sopp nit ki orientation nag moo ngi jaar ci ñaar muy di am un guide spirituel bien accompli ak avoir un engagement sans faille dans la cause avoir un guide spirituel bien accompli mooy lan mooy ka tànn kilifa bi nga xam ne mën na la orienté kilifa bi nga xam ne dina la nàmpatal ci leeru Serigne Abdou ci cofeeru Serigne Abdou ci lan di la ko fàttali rek di la woon personnalité di def personnalité ngay gis ba tax nga xëy yëg na yow mi yaa ngi sopp Serigne Abdou waaye yëpp ba sax ñi jotoon a am ak moom intimité day laaj ñu sàmm loolu parce que cofeel dafa mel ni benn plante bi nga xam ne plante la en fait foo nga koy arroser tous les jours pour que muy gën di màgg saa su xëyee nga yëg sa cofeel ci Serigne kat mooy gën di yokk kon foo nga am benn intimité foo nga am benn kilifa bu la sàmm cofeel boobu donte ne jot ngaa am intimité ak moom ñaareel bi mooy un engagement sans faille dans la cause ndax moom Serigne Abdou moo nañu woon bu leen défendre nit da leen défendre cause baa ngi fi te bu laa suuf kon foog mu am ñu jóg pour défendre ko te it cause bi défendre ko mais garantie la ci yow ndax yi gën a mën ci taxawaalu ci nit mooy pas-pas buy taxawaalu loolu moom ba rek dooñante moom da ngay xëy naa sa pas-pas doo def dara nga yéen ne jeex na
te ñàkk doy loo li nga am moo la ko yóbbee kon gannaaw ba nga amee loo gëm am ne lii laa engagé nii da nga koy doy loo nag ndax Serigne Cheikh nee woon na ku téeméer nit waay mu dof donc loolu ñëw nag ñaari yooyu boo ko réussir da ngay am lii da ngay daal di gis nag la personnalité de Serigne Abdou daal di dessiné wu sa kanam ah waaw personnalité de Serigne Abdou moom nekk na lu am solo waaye mën nañ ci rek génne ñaar yu am solo muy di la fiabilité ak la primordialité Serigne Abdou dafa nekkoon ko fiable Serigne Abdou dafa nekkoon fiabilité bi judduloo ko lii ñu naan respect mais respect bi ci gën a am solo ñu surtout le respect de soi Serigne Abdou ku respecté woon boppam la respecté boppam moo tax mu respecté mission bi ñu ko jox ba doxal ko avec hauteur et zéro faute mu doon ndaw ñi mag ñi wóorlu dénk ko lépp mu doxal ko waaye mu nekkoon ki nga xam ne dafa amoon le sens de la primordialité Serigne Abdou dafa jiitaloon tarixa bi ci lépp engagé wu ci à fond uuf ko taamu ko doxal ko mag ñi wóolu ko képp fi mas a toog Serigne Abdou engagé wu na ànd ak yow ci doxal tarixa bi kon moom loolu la jiitaloon ci lépp ñu war ko nag roy ci loolu te nag bu ñu gisee personnalité boobu ñu dañu war a jéem a def personnalité boobu benn personnage dund ko en attendant ñu fekki ko nga xam ne bu ñu demee dinañ ko mën a wax ne ko waruñ la benn yoon personnage boobu nag mënoo ko def démb di ko dund après nga nangu ko tàggee Serigne Abdou man ba tey nangu ma kenn tàggee Serigne Abdou ndax mënul nekk Serigne Abdou tey la fi gën a nekk ndax personnage laa ko def maa ngi koy dund kooku ku ma ko tàggee ma sama dund dama maa ngi dund lépp lu ma def yëpp naa ne ci roy Serigne Abdou ci la jugee kon kooku mënuñ ma ko tàggee Serigne Abdou il est encore plus vivant Serigne Abdou je l'ai presque pas connu environ 6 ou 5 fois la ko côtoyé et publiquement il était dans la tribune et moi quelque part dans la foule donc c'était pas grand chose mais ça me suffisait largement parce que li ma préféré woon mooy ma def benn acte ba yëg ne Serigne Abdou génn ci ndax roy koo tax ma réussir loolu benn wala nga wéet xalaat ko yëg sa présence quand tu penses à ses faits à ses dits à son beau sourire et que tu sens qu'il est là loolu dara dàq ko te ça la mort ne peut pas m'en priver donc man mënuma nangu ñu ne ma Serigne Abdou il n'est plus là donc construire son intimité avec lui c'est chose bien possible xëy na nag il a beau sembler disparaître d'une certaine manière nous manquer d'une quelconque autre façon aussi mais c'est l'esprit qui est important et l'esprit de Serigne Abdou demeure toujours surtout dans la jeunesse d'aujourd'hui waaw Serigne Abdou de comme nañu wax rek bu ñu nangu ku ñu ko tàggee ndax ki nga xam ne mooy sa dund kooku la ko tàggee sa dund te Serigne Abdou personnage nañu ko def di ko doxal te loolu moom la jeunesse bi fu ñu bañ mission ou jàngaleen fay dañu war incarner ko ba ku seetati ndaw buy dox nga yëg ne Serigne Abdou mooy dox kon incarner personnage boobu moo tax Serigne Abdou mënuñu ko tàggee mënuñu nangu tàggee ko li nañu dénk daal mooy ñu ko sopp rek ndax ku ko sopp sa xol di yàqu ñu gën a sopp Serigne Abdou rek ñu ko soppee dinañ doon jëmm te buñ doonee jëmm réussir mission nga xamante ne def nañ ko ci naka la ñu mën a construire suñu intimité ak Serigne Abdou Al Amine te suñu mbokk Aram Ndaw def ko waaye xam naa foofu la ñuy jeexale waaye am na ñaar yu mu tudd naa dañuy jeexal tàggoo waale nga joxe sa xalaat ci élément bi lii soxna Aram wax ci wàllu engagement cofeel bi nga xamante ne nit ëmbal na ko sëriñam te ñun ñu am ko ak Serigne Abdou cofeel boobu naka nga ko mën a décrire. waaw xam nga cofeel dafa nekk lu subjectif mais dañ koy objectiver maanaam dañ koy jëmmal cofeel dafa am jëmm parce que tasiru wala alxubbi hujubatul kawni mooy maanaam cofeel lu muy téléguider secret de l'existence mais l'homme est la synthèse des univers nit ki moom bu soppee cofeel la moo koy guider si ki mu sopp nga gis ni ñaar moo am l'univers de l'amour ak amour de l'univers te l'univers de l'amour maanaam lenn moo dafa am salaatul faatiha dafay nekk te ñun moom la ñu jox mooy miftaaxul kullu shay'in mooy caabi buy ubbi lépp donc à partir de lumière de salaatul faatiha sa cofeel bi nga am bi ci yenent bi cofeel boobu noonu si ngay ubbee lépp mooy les 3 clés fondamentales qui ouvrent la vie mooy l'amour qui ouvre le cœur
te boobu noonu yenent bi lañ ko jox parce que yenent bi yàlla sopp mu sopp ko moo ko tax a bind te ci leeram la ñuy bindee ci xaqiqatul muhammadiyya nga gis ni tamit la sagesse mooy deuxième point bi mooy waaw la sagesse qui ouvre l'intellect moo ubbi xel yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard xalaat boobu noonu ngay xalaat après nag mu ne la vérité qui ouvre la volonté parce que volonté la yàlla bindee donc pour nga dellu ci sa borom il faut nga am volonté pour mën a dellu ci moom waa léegi lenn la ñuy tàggatoo te waxoon nañ ko suñu njëlbeenu wax te mooy sëriñ Abdou sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy dafa am benn wax bu mu wax mooy l'héritage éternel boo xamante ni moom moo fi ne ramzan xaalidan bil birri wal ihsaan kaana kafila mooy héritage bi te héritage bi maanaam sëriñ Cheikh dafa am beneen wax tamit bu mu wax mu ne vous les jeunes vous êtes là pour vivre la plus belle et la plus magnifique des expériences qui s'appelle la relève te relève dafa am tamit lu ñu ci tëj baat la parce que baat bu nekk néeg la relève boobu noonu ñu ne la nit ki pour mu mën a assurer relève il faut ñu xool casier judiciaire u nafsam casier judiciaire u intellectam ak casier judiciaire u esprit am maanaam mooy li nga xam ne rek mooy ñetti casier judiciaire yoo xamante ni si la ñuy xoolee ndax kii nii mot na relève wala motul relève si baat yooyu la ñuy tàggatoo. kon Mamadou Dia gannaaw élément bi yow tamit nga tàggoo ci wàllu engagement bi nga xamante ne moo ñu lié ak Serigne Abdou. waaw ñu magnifier d'abord élément bi si soxna su baax si ko def di soxna Arab ñu koy ziyaaraale kàddu yu tedd yu mu yëkkati ci góor gi day delluwaat rek ci tolluwaay Serigne Abdou si ñun donc ci dafa tudd kàddu gu am solo muy engagement et balaa ma cee tontu Abdoul Aziz kan nga jàpp ne moo mën a engagé wu. waaw gis nga engagement ki ko mën a def mooy un homme libre seuls les hommes libres peuvent s'engager waaw liberté bi ñuy wax nag mooy dara tënku la du sa nafs tënku la du nit ku la tënk ndax nit ku libre lu mu engagé wu ki ko moom bu ne tëll mu bay fa engagement am dem ci ki ko moom kon seuls les hommes libres peuvent s'engager konk kàddu gu am solo la baat bu am solo la bu ma dégg si lu soxna Aram wax muy engagement waaye ñu jàpp ne seuls les hommes libres peuvent s'engager ah ñu tàggatoo ay benn baat la ñuy tàggatoo muy Serigne Abdou mi doon waxtaanee tey il n'est pas seulement notre père il est notre repère waaw de son vivant il a été notre père et notre repère waaye bi mu fi jógee mi ngi continuer di nekk suñu baay di nekk suñu repère waaw kon ñu ngi ziar mbokk yi ñu doon seetaan yëpp di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah. mbokk yi kon ñu ngi tàggatoo di lañ leen indiloon ci seen spécial 22 septembre di fàttaliku bi ñu doon fàttaliku Cheikh Abdoul Aziz Al Amin radiyallahu taala anhu ba sekkoon ko nag ak sama ñaari waxtaankat yu tedd yi waaye rek di wax ni ñaar yi ñu mujjee te mooy engagement ak cofeel mooy ñaar yi nga xamante ne si lañ war a tënk suñu dund pour que relève bi nga xamante ne mag ñi yaakaaroon nañ ko ñu mën ci ànd ngir mën ci dox ci loolu rek képp kuy njabootu Serigne Abdou tey war nañ takkoowaat sol ay yére valeur am sol ay yére jukkoom bu ci nekk rek ñu def ko benn forme àndandoo mbagg ak mbagg dox jëm vers l'essentiel donc ñu ngi tàggoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.